ñu waxtaan. ba ñu waxtaanee monté benn mission dem fa ab plainte dab leen fa. plainte benn ay parents yu wax plainte ni waa ji dafa jàpp seen doom boo xam ne mineur la. di ko jabaroo. takk ko te koo sax takk. moo ko may boppam dégg waaw may ko boppam. xale bi ba mu defee 15 ans la xale bi am. xale bi mu defee CM2 ba pare ca la dem. bañ def gaa yi bañ demee def fa descente démb xaw ma bërki démb. ëpp nañu 50 personnes. police nga ca woon. gendarmerie nga ca woon. eaux et forêt ña nga ca woon. ak préfet. gaa yi def fa descente. militaire ak militaires yi. militaires yi ñoo wër ndoom ñaari dëkk la. yu dent. xale bi jigéen bi ñuy wax ni moom la mooy mineur bi. dëkkul ca dëkku sëriñ ba. dëkk ba nekk à côté fa la dëkk. jóge fa ñu seen ba jëlee ko foofu indi ko mu ne ca moom yàgg na fa trop. militaire bi ñëwee dañoo wër dëkk ba wër ndomb dëkk ba di xool li wër dëkk ba ak ñoom seen ndax ku ci nekk ak sa mission militaire police gendarmerie ak eaux et forêts ku ne sa mission. militaire yi def ko soldats yi di waxee sécuriser le périmètre. voilà tëj dëkk bi di wër li wër dëkk bi ndax xam kii. police ñëw ñoom it xam nga lépp luy état civil. police ko yor sooy wut carte d'identité police nga jëm soo wut passeport police nga jëm ñuy jéem a identifier nit ñi ne ca dëkk ba. ndax Sénégal leen dëkk. ndax am nañu ay kayit di leen identifier. loolu fa police doon wuti. gendarmerie tamit ñëw dugg xool ba xam biir dëkk ba am na ko su dul noonu ak di ba pare chef ya toog ak waaja kan naan yonent la. di ko enquête. ba pare enquête ko ba yegg ak moom ci gone gi. ni ko gone gi mu ni gone gi moo ma jébbal boppam. xale bu am 15 ans. moo ma jébbal boppam. rax ci jolli ñoom bañ fa jógi bañ fa demee gis nañ fa lu tolloog juróomi xale yoo xam ne ay 5 ans la ñu am de 20 lu ëpp 30 xale yoo xam ne ay 5 ans la ñu am. na ci dëkk ba kenn xamul ku leen jur maanaam kenn mun leen identifier kenn xamul kuy seen yaay kenn xamul kuy seen papa yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ne gis ngeen ko ca biir dëkk boobee. waa ji nag liñ koy toppee fi mu nii mooy détournement de mineur lañ koy toppee gum. pédophile amu ci. pédophile ba egguñ ci parce que non egguñ ca parce que xale ba dañ il faut ñu yóbbu ko ci gynéco ñu xool ba xam moom. mos na ci xorom wala mosu ci xorom. fekkee mos na ci xorom pédophile daal di dugg. ba pare gars yi pare guñu ci enquête bi xale yooyee yu ndaw yooyee ñu gis ci dëkk ba. ñuy doon ay xale yu am 5 ans de 0 à 5 ans bari lool ci dëkk ba ku leen jur fu ñu jege dëkk ba daa jege Gambie. xam nga. voilà yu bari am na fa yoo xam ne xajul ci émission bi yoo xam ne waaw dama fàtte woon ni Aba damaa xam Aba dama def fàtte woon ni tey la ajuma Aba du ñëw xamoon naa ne Njaay dina ma ko laaj wala Aba laaj ma ko. léegi lu tax mën nga yaakaar du la ko laaj. non xaw ma woon ni tey jii kii la. booy bi ko soble xam nga mënu nga ma ko laaj ci yoon ma expliqué li ma lay expliqué moom mu jeex. mais non bu dul dara sax da ciy baax. bu nit ñi di dégg Mbàkke ruuxu Daawda ba jàpp nañu ko xale bi mineur la gendarmerie dem lu mu ci mënti doon. nga am ci ay information yu mel nii. yeggee ko waa réew mi day baax. te jàppuñu ko ndax dafa yor ab diineem wala loolu de du loolu taxul ñu jàpp ko. am na lu dégg luy riir ci dëkk ba. gaa yi dem fekk def fa ay investigation gis fa yooyee tombeek famille ndaw si famille xale bu ndaw bi ñoom ñoo porté plainte ñoom dëkkuñu ca dëkku sëriñ ba. dëkk bi nekk à côté leen dëkk. fa la xale bu dëkk xale ba nag mook waaja voilà comme waaji muy jëkkëram. waajo lañu wax ne moo rey bàyyam pour leer def naa keneen la ci ñoom la de waaw ci ñoom la daal bu dégg na xaw ma ndax noonu la demee déet mais dégg nañ ko daal ba mu amoon ay coow mais li tax daal police gendarmerie armée ak eaux et forêt soo eaux et forêt dem dañuy dem ba xam nekk ñu di góor àll ba ak ñoom seen ku ci nekk ak sa mission police gendarmerie armée mooy grande offensive. voilà c'est ça. loolu leer na. voilà loolu dinañ ci ñëwaat sax parce que ñu ngi koy suivre. de près. yow man dégguma la nga wax ci policier bi ñu rajee wala boobu amagoo ci xibaar. policier bi ñu rajee comme ni ñu ko nit ñi déggee rek. d'accord ni ko nit ñi déggee daal noonu laa ko déggee géegi daal ñu rajee nañ ko mais man xam nga Sénégal dafa doon dëkk boo xam dafa naqaree waxee. soo waxee lii ñu ne la lee. nga wax lee ku nekk nopp bi la nga wax lee ñun la lee. ku ci nekk nag na gëm nga waaye mbub moo xam ne moo ko son la ko solalee da ngay xool fi ngay toog. loolu la am lu ma ciy wax. man nag li ma jàpp mooy moo tooñ. dama ni moom laa àndal nag. waaw. moom laa faral. waaye moo tooñ. waaw tax mu tooñ. waaw boo demee kër Ndoye Bane mu ne bu fi kenn def tànki neen. ak lu mën di xew. boo nar def tànki neen génnal kër ga. kon tooñ baa loolu dëgg la tax ma ànd ak moom nag maa ko xam. voilà loolu taalib bi la taalib gi la ñun ñëpp ay taalib bi lañ waaye nag mbub moo xam daal dañ la ko solal te moomoo ko
sooy toog da nga war a xam fi ngay toog ndax mbuum mi nga sol moomoo ko. soo simbee mbuum mi nag loolu la ci neex defal. loolu de am na. loolu laa laaj. ak taalibe sax dafay ànd akum xel. voilà c'est ça waaw. Serigne Touba nee na ku ma tuddee fuñ may xeebe tooñ nga ma. voilà waaw déet. ñu doxal. jaajëf. Gile mii lu mu def yow. Gile Cuun. Gile Cuun dafa am benn waay bu ñuy wax Cheikh Yaya Ba. dafa réeral carte d'identité le 15 janvier le 15 décembre du moins. le carte d'identité réer. ñu jël carte d'identité bi am ko koo for publier ko ci benn groupe ay étudiants. ne dañoo for carte d'identité bi pour su borom gisee mu contacter leen. ñu woo ko ne ko sa carte d'identité publier nañ ko ci Facebook ci benn groupe jox ko numéro ki ko for mu woo ko récupérer carte d'identité le 16 janvier 24 heures après. ñu dem ba le 30 mu gis ñuy publier ay photo moom Cheikh Yaya Ba ak carte d'identité mu yëppam ne dafay arnaquer ay nit di leen defar ay location de contrat de location ay kër récupérer seen ay 600,000 seen ay 200,000. ndekete beneen waaye bu ñuy wax Gile Cuun moo for carte d'identité ba récupérer affaire ba pare jël données yi nag di ko utiliser di dóor ay étudiants dóor ci ñu baree ba Cheikh Yaya Ba moom nag ay plainte yu bëri na dal ci kawam mooy mu jóg dem di porter plainte fekk ñu ko fee porter plainte moom coow li mel ni tulleeg mal la déglu jox ñu. alors man maa ngi tudd El Hadj Yaya Ba. am kenn ku nga xamee ne moo nekk ci dëkk bi. mi ngi tudd Gile Cuun saay la parce que dafay utiliser sama identité usurpation d'identité lay def di ma mbubboo dugg ci dëkk bi di arnaquer population bi. lan ngay seetaan ba ñu utiliser tur pour arnaquer la. le 15 décembre dama pertoon sama pièce d'identité. rond-point Liberté 6 ak JVC. alors je l'ai retrouvé le 16. le lendemain. donc jotuma woon def déclaration de perte. ay nit ñoo ma woo ñu ne ma sa pièce d'identité publier nañ ko sur Facebook. waaye ki ko publier def na ci contact am numéro téléphone am mu ne pour que nga woo ko ci. mu am 2 autres personnes yu ma woo wax ma ko kenn ki defal ma une capture envoyé ma ko sur WhatsApp. man sax je me suis pas rendu compte que sama pièce d'identité dafa réer boobu laa ko xamee. automatiquement bi ma jotee information boobu j'ai appelé sur le contact bi ñu bàyyi ci kii bi ci Facebook bi ma jotee waa ji nga xamante ne moom moo yor pièce bi mënuma dafay liggéey naa ko woo en fin de journée. alors waa ji je l'ai rappelé on s'est donné rendez-vous Mermoz wetu kër Cheikh Béthio juste en face clinique cardio bi mu delloo ma sama pièce d'identité mu remercier ko ma jël oto ma dem il faisait 21 heures. delloo na sa quarante dem nga ci jàmm mu dem ci jàmm après la suite lan moo xew. le 31 décembre vers les coups de 20 heures mu am ay anciens collègues de travail yu ma woo ak samay xarit ñu ne mooy y a une information qui circule sur Facebook est-ce que tu es au courant ma ne leen ban information la waa ji def capture bi envoyé ma ko sur WhatsApp à ma grande surprise ma gis dañoo publier mes informations d'ordre personnel samay photo sama carte d'identité ñu daal di def ni comme quoi que je suis recherché par la police et la gendarmerie képp ku nga xamee ne gis na ma signalé. yow dafa mel ni sax dañoo misé woon benn somme ci sa tête ne pour buñ la gisee ku ko gis dañ la neexal. effectivement parce que fekkee gis nañu ma bon dana joxe un montant de 45,000. ma daal di comme je suis responsable chef de famille j'ai réuni automatiquement ma famille autour de l'affaire pour voir quelle était la conduite à tenir. Donc le lendemain, au niveau de la police cybercriminalité, j'ai fait ma déposition, ñu enregistré sama plainte. Alors bi may nekk en salle d'attente mu am une femme bi nga xamante ne dafa ñëw ak ay documents pour porter plainte par rapport à la même situation. maanaam yow mi toog police di porter plainte am keneen ku fa ñëw di la porter plainte yow te yaa ngi toog. très bien noonu la demee. donc motif bi lan la motifu arnaque bi ba ñu publier la motif bi lan la. alors motif bi mooy ni que comme waa ji le Gile Cuun la moom dafay jël sama identité di ci defar ay contrat de location d'appartement et de chambre ñu mu ko def nag c'est des groupes d'étudiants ñii dóor na leen 600,000 ñii 150,000 ñii 400,000 et cetera. bi ma porté plainte ba pare auprès de la brigade de gendarmerie de Ouakam lu mu jot a arnaqué ci xaalis mi ngi tourné autour de 2,3 millions. yàlla def na
moom teg nañ ko loxo. dégg nga nee nañu waa ji teg nañ ko loxo. waaw teg nañ ko loxo. waa ci léegi nuñ ko jàppee. léegi li nga xam ne moom moo yóbbu affaire bi gendarmerie Wakaam. waaw mooy ñi bëri ñi nga xam ne ñoom la engrais seen xaalis Wakaam lañ dëkk. gendarmerie Wakaam la. waaw sama gars yi la. waa ji dem na cybercriminalité dem na DIC. dem na police jëppal. mais bi famille defee plainte collectif yóbbu ko gendarmerie Wakaam à travers commandant bi commandante ñu koy féliciter de passage mu def ci ay pexem nag moom. def ci ay pexem ba teg loxo waa ji moom gële cuun bii nii. déglu gi la jël. J'ai saisi les étudiants yi nga xamante ne ñoo nekkoon les victimes parce que bi ñu xamee au début ñoom dañu yaakaaroon ni man la mais bi ñu demee ba kii commissariat ak gendarmerie ñoom bi ñu ma gisee physiquement ils ont compris que c'était pas à moi qu'ils avaient remis seen xaalis dafa amoon keneen ku nga xamante ne moom la ñuy joxoon seen xaalis. ensemble ñu defaat une autre plainte collective. aji bi ngeen koy jàpp na ngeen ko jàppee du moment que moom yow mosuloo koo gis xamuloo ko doon na utiliser say pièces certes mais xamuloo ko ban yoon ngeen jaar ba jàpp ko. une plainte au niveau collectif au niveau de la police cybercriminalité def une autre plainte auprès de la brigade de gendarmerie de Wakam yàlla def nag bon résultat bi mooy ni que waa ji teg mujjee na ko teg loxo. je me suis présenté au niveau de la brigade j'ai trouvé les étudiants gabonais yu ñu arnaqué woon. waa ji il était en garde à vue on devait normalement se retrouver devant le tribunal mais ce qui se passe est que waa ji il est relaxé. donc dañ ko bàyyi voilà. dañ ko bàyyi maintenant comme Sénégal état de droit lañ nekk nit ku nga xamee ne def na lu toll usurpation d'identité ñu koy toppee faux et usage de faux escroquerie tey bu ñu ko bàyyee donc ça veut dire que man je ne me sens pas en sécurité mais aussi lu mu nekk di def mun na nekk encore di continuer di ko def parce que kii warul nekk dans la nature comme ça muy dox ay soxla. mais aussi les étudiants aussi waaye ci man base la doon defee le contrat bi est-ce que ñoom parce que nit ki boo ko defee le contrat aussi xanaa di nga ko wan logement di nga ko dugal ci kër wala la mais xanaa doo ñëw bind contrat jox ko pièce dem sa. je les ai posé la même question. Guilé Thioune est-ce que jot na leen yóbbu fenn pour que ngeen visiter soit un appartement ou une chambre mu ne ñu étudiants yi ne ma daf leen doon yónnee ay vidéo ak ay photo sur WhatsApp wala Messenger wan leen que c'est des appartements à louer am na kenn ki nga xamee ne sax kooku elle a été très vigilante loolu la kon parce que nee na ma tase nañu fële au niveau de Blaise Diagne dem côté école nationale d'administration ba côté ministère de la construction mu won ko ni foofu lay liggéeyee mu won ko le modèle de contrat et ensuite mu laaj ko la caution kooku fay caution bi et bi mu fayee caution bi mu signaloo ko contrat bi jox ko rendez-vous ne ko à partir du 28 chambre bi nga xamee ne moom la ko war a jox chambre boobu moment boobu lay disponible parce que dafa amoon ñu ko occupé woon donc mënul woon def visite bi donc ci loolu la ñuy ci convenir ba kooku signé contrat bi jox ko xaalis. ndax na gars yi daal ba lekk ci ñoom ay millions mais gars yi ci gelam lañ jaar ba jàpp ko parce que dañ ko wër ba sonn gisuñu ko gars yi gis ne am na ku mu doon benn gel bu mu doon yónnee xaalis ñu woo gel bi explique ko li waa ji def mu woon leen yoonu mais bi mu ne ko gel bi mu ne ko dañ maa jàpp affaire yooyu nangam mun ko defal ma appel vidéo yooyu yëpp am ci defal ma localisation affaire yooyu gars yi dem ci beneen bërëb defal ko localisation mu dem fekk ko fa pour dem mu seeti gel bi ba xam mi ngi ci jàmm ci leen ko gars yi jàppee enquête ko xool ni moom moo def defi léegi nag moom da ngay dégg waaj naan dañ ko libéré kenn libéré wu ko temps yi dafa am ñun jàpp ñoo xam ne Covid bi moo tax ñun jàppoon ca piscine Pathé ba Almadi da ci amoon ñoo xam ne da ci am Covid te ñooñ su leen boolee mën nañoo wàllante dañ leen a def quarantaine mais kenn libéré wu ko mi ngi ci loxoy yoon ba léegi pour mën a dalal xelu waa ji mi ngi ci loxoy yoon kenn libéré wu ko waaw ndaw si nag moom goroom moo dafa am problème ak goroom ba pare goro bi nii da koo dóor ba sëy ba tas na maanaam mère ba daal moo ni jabaru doom ni moo ko dóor da koo duma mu yéen déglul man dama luye woon fii Dakar di liggéey
bi ma fi nekkee di liggéey yàlla def ma gisante kenn kooku takk ma bi ma takkee mu jële ma ci quartier boobu ma dëkkoon indi ma si biir kër famille mais bi ma indee si biir kër famille du yaay du rakku jëkkër du magu jëkkër du kenn ku ma bëgg si kër gi amul kenn amul lu ma muñul ci kër googu man sax garaawul mais dafa am nit koo xam ne dafa am nit foo xam ne dafa am point fort ak point faible mën naa muñ lu ne mais dama mënul muñ ñu jàpp sama doom di dóor bañu ma sax ku dóor sama doom ndax xale bu deful lu jaaduwul dóoral mais lu ñor nga dóor lu ñorul nga dóor xale yi mère bi di gënale sama doom ak yeneen xale yi gis sama doom ji ak gis butitam yi la yemale su ma demee liggéey bala maa wàcc damay fekk ñu jàpp sama doom bi torturer ko torturer xale bi dañ kaa torturer ba xale bi commencé woon di yor yenn jikko yi yaa ngi dégg histoire bi nag li ko waral mooy ndaw si li mu wax nii rek ba ndoy baat ne am na mère yoo xam ne ñoo tas seen sëyu doom yi benn ci man mii toog sama goro xaw ma mu ngi may dégg xaw ma dégguma barke alxuraanu karim moo tas sama sëy bi sama doom bi ak sama doomu njëkk bi xeexee ba pare ma jàpp sama doom bi dóor yi ma dóor sama doom mu ne ma xanaa dóor yi ma dóor xale bi moo la metti ma ne ko waaw parce que ñaari xale bu ñuy xeex boole leen ñoom ñaar dóor mu ne dama kaa tontu li ma ko tontu waruma kaa tontu dama kaa tontu googu yemu ca de ne dama wañaar ay loxoom doom yi ñoom ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw ñoom ñëpp di ma tongu kër gi man sax loolu métti ma man kër gi ñëpp buñ ma tongee te sama jëkkër ji ma indil fii ci biir kër gi xam tool yi ni mu demee mu dëgg ci tànkam sama jëkkër ki ma war a jàppale ànd ak ki mbokkam ñu topp ko faseel sa jabar dangaa ñàkk fayda sa jabar ji nga xam ne daa xas sa yaay dafa saaga sa yaay dafa dóor sa yaay we gën a tuuti ci nit moo gën a tuuti ci nit laalu ma ko ci meer bi mu ne dama wañaar ay loxoom dóor ko ba sama sëy baa ngi nii tas waaye yàlla bu la suturaalee da ngay suturaal sa bopp maa yor sama bopp temps yële def na 4 mois léegi mu def 4 mois léegi ma nekk si idda sax mu jeex sama goro bi sama doomu njëkke bi moo doon xeex ak sama doom bi sama goro bi nee na sama doom bi daf ko saaga mu jàpp ko di ko dóor bu mu koy dóor yi metti man tamit ma jógee sama néeg jàpp xale bi di dóor mu ne ma bàyyi ko ma ne ko déedéet bàyyi ma dóor ko rek du dalaa saaga bàyyi ma dóor ko ma yaakaar ne nag saaga sët ak maam mënul rey maamam xanaa ndayam saagu la baayam saagu la xale yi xeex noonu mu jàpp xale yi ma jàpp xale bi di dóor am suñu benn dëkkandoo bi ñëw di àtte xale bi xama lan la wax dama wañaar ay loxoom dóor ko wañaar loxoom dóor ko ci la sikkandiku ba sama sëy bi tas maa ngi nii toog mu uuf ay doomam si biir kër gi seeni jëkkër di leen fa fekk mu kompaloo ki doomam li may wax nii nit ñi xam nañ kan mooy wax te soo leen bëggee ma leeral wax bi mën naa ko à refaire alxuraanu karim sama goro bee tas sama sëy bi dégg nga. ñu ñaan la association sopp na bi. sa mère yi. non. dañ koy bañ de. waaw ah. dañ koy bañ de. non koo bañ rek da nga cee ne ah. xoolal maire yu baax yi téye seen jabaru doom yi normal. waaw dañuy kontaan ci li ma wax. mais maire yi nga xam ne ay peegar lañ seen doom yi suñu takkee jabar ñu tas ko. ñooy mer ci li ma wax. nañ bàyyi booy ñu sëy xale yi jigéen tamit nañ xam ni. seen yaay yi. nañ leen jàppee comme seen yaay dañ bàyyi ci kër ga. seen goro yi. waa seen goro yi. di waxtaan ak ñoom. gis nga sa doom su takkee jabar indi ko ci kër gi da ngaa war a nopp jabar ja di ko toppatoo yamale koog sa doom ji génn kër gi sëyi mais problème bi nag ma ne li ma Mami Diop di wax maire yi ay télécommande lañu. télécommande su amul batterie du dox ñan ñooy batterie yi. njëkk yi ak frère jëkkër yi. ak frère jëkkër yi. am na ci ñu ay njëkk yu góor yoo xam ne ñoo gën yow sa jabaru frère luy soyoon ci moom. Mouhamed Ndiaye suñu bokkee ndey ak baay sama jabar nekk ci biir kër gi. yow lu soyoon ci moom yow koy li nga mën mooy. soo amee dara ñëw ay sama chéri di ko jàppale. waaye am nit ñoo xam ne ay seytaane lañu. surtout su waa ji nekkee bitim réew
bàyyi jabaram ci kër gi bàyyi ñaari frère am ci kër gi ay wala ay sëram du am jàmm pour la wala waa ji ëppale leen teranga àdduna waaw ñu commencé di ko gasal ay kambak yu kenn xam c'est pas sérieux alors présidence jot na de non jeeg ji commencé porter plainte seen goro yi porter plainte sa goro